jàngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yeeg ponk ci gën a fës rek bokk ci doxub ñaxtu bi kujjeeg politique gi ne dana ko amal fukki fan ak ñett ci weeru sulet ca place de la nation lay doon ci seen janook taskatu xabaar yi nag wax nañu lu leer ci candidature yu Karim Wade ak Khalifa Sall nee ñu deesu ko neenal dinañ ci jokkoo ak Hadia Talla gannaaw nag déggoo gi dox ci wàllu napp gi diggante Sénégal ak Mauritanie nappkat yi féete ci Yoff moom ña ngi koy rafetlu ñuy sàkku nag li nga xamante ni moom mooy xaatim yooyu ñu fexe rek ba daal di koy jëfee ci jamono jooju nag syndicat bi nga xamante ni moom moo ëmb liggéeykat yi ci wàllug napp gi ak yarum jën yi ñoom nag seen i gis-gis wute na ci mbir moomee ndax ñenn ñi jàpp nañ ni poñ yi nga xamante ne nag dañu ko dëxëñ ci biir xaatim yooyu nañu ko xoolaat ndax solo si rek mooy ñaari réew yi ku ci ne jariñu ci taw yu métti yi nga xamante ne nag jot naa kon daanu ci bëj gànnaar réew mi indi na gàllankoor ndax yenn ci gox tàmbali nañu xàtt di dund jafe-jafey mbënd mi mu doon loo xamante ne nag kon ña ngi koy mettitlu waaye nee nañ fii ci Ndakaaru daal ba moyul alxames dana taw agence aviation civile ak météo moom moo ko wax beneen ponk ci biir xibaar yi wàllu financement nag di koppar yoo xamante ne war nañ ko dugal ci ndox mi ak assainissement moom la forum civil xëy di waxtaanee addu yi tamit ci beneen ponk muy jafe-jafe ci wàllu ndox mi mu ne nag ci loolee daal kilifa yi war nañ cee gën di wax ak askan wi ponk yaa ngook ñaatal gi léegi-léegi dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak doxub ñaxtu bi nga xamante ne nag ku jekk politique yi mi ngi koy waajal fukki fan ak ñett ci weeru sulet la wax ca place de la nation ci seen jano ak taskatu xibaar yi àddu nañu ci candidature yu Karim Wade ak Khalifa Sall nee ñu nag deesu ko neenal duñu ko bàyyi noonu Hadia Talla teewal ñu ca ndaje moomee Hadia Talla nuyu naa la. maa ngi lay fay fàttali dem. ma ngoog Hadia ni ma ko waxee rek ku jekk politique gi jàttu nañu doxub ñaxtu la ñuy waajal ca place de la nation. waaw comme ni nga ko waxee noonu la dinañu waajal li nga xamante ni mooy doxum ñaxtu bi ñu ne woon que dinañ ko amal fukki fan ak ñett ci weeru juillet bii di ñëw mu di ajjuma ñu ne nag ci loolu nga xam ne mooy marche boobu nag ñoo ngi ciy artu nguur gi ñu leen di xamal ni rek kenn mënu leen tere ñu amal marche bi ñu jox leen autorisation ñu bañ leen ko jox tamit dinañ ko amal ndax nee nañu ko fii réew démocratie la te démocratie bi mënuñu seetaan muy dellu ginnaaw nee nañu tamit que kii di Karim Wade ak ki nga xamante ne mooy Khalifa Sall te nguur gi di bëgg neenal lii di seeni candidature nee nañ lool nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg dinañu fédéré li nga xamante ne mooy seeni doole seeni pas-pas ak yëpp ba taxaw tem mën a jàkkaarloo ak nguur gi fi nekk ak autorité yi fi nekk ngir rek ñu ban neenal lii di candidature Karim Wade ak kii di Khalifa Sall fàttali ne dem Habib Sy ak seeni ñooñ ndaxte Habib Sy moo nekkoon tey ji porte parole kuréel bi di kuréel FPDR nee nañu nag tàmbali nañu tamit li nga xam ne mooy ay visite de courtoisie si yenn këru diine yi ak yenn këru aada yi ngir rek xamal leen ni que lii di président Macky Sall li mu fi bëgg a def rek moo di bëgg a nax saay li nga xamante ne mooy démocratie jaarale ko nag ci parrainage bi ñu jublu ci wàllu élection présidentielle yi nee nañ loolu yëpp dinañ ci ñaax ñi nga xamante ne ñooy autorité yooyu ngir rek ñu xam ni lii di président Macky Sall moom la bëgg a doxalee rek ngir bu élection présidentielle ñëwee rek moom kese mooy mën a bokk ci jongante bi du am kenn ci kanamam loolu tamit ci loolu toujours kii di Habib Sy xamal nañ ne tamit ñoom waa FPDR lii di CEDEAO dinañ ko saisir ci li nga xamante ne xam nga conseil constitutionnel déposé woon nañ fa benn recours ngir rek ñu neenal lii di parrainage bi waaye recours bi dañ ko rejeté nee nañ loolu nag ñoom dinañ ci jóg dinañ yóbbu benn plainte ci CEDEAO benn recours ci CEDEAO ngir rek CEDEAO mën a saytu mbir mi mën a neenal mbir mi bu baax te ñoom am nañ ci yaakaar ne comme ni ñu amee woon yaakaar rek xam nga fan yi ñu wees rek CEDEAO joxoon na dëgg kii di Khalifa Sall ci ay poñ yu bëri nee nañ daal dinañ jéem a xool ni ñu saisiré lii di CEDEAO te dinañ yóbbu plainte bi ci nu mu gën a gaawee fàttali ne dem donc daal ndaje bi ñoom leader politique yu bëri nag teewee nañ ndaje bi bokk na ci Omar Sarr bokk na ci kii di Habib Sy bokk na ci kii di Mamadou Diop Decroix ak gis nañ ci tamit ay société civile ndaxte syndicat jàngalekat yi ñoom it teewee nañ ci nga xamante ni mooy ndaje bi ñu doon amal ci siège bu ko gis-gis ci Sacré-Cœur fàttali ne dem ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax Hadia Talla mi ñu teewaloon ca moomee ndaje kon leer na ku jëkk politique yi ñoom ne ñu kon plan B booy seet sax bu ñu sukkandiku kon ca la ñu wax tey amul kii di Khalifa Sall Karim Wade ñooy candidat yi nga xamante ni ñoom la ñu tànn ci seen i parti
ci lu soxal loolu nag am na ñoo xamante ni gisee nañu ne leen ndax dañoo jàpp ni parti démocratique bu Sénégal kon nag war na seet plan B bi ndax Karim Wade bu fekkente ne dëgg-dëgg la mu bëgg nanguluñ ko ndax jaaduwul ñu làmbi feneen te boobaa sax xëy na mooy gën ca ñoom bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar bi di Assane Samb Mame Biram Diouf. parti démocratique sénégalais taxaw rek di xamle ni Karim Wade kon mooy doon seen candidat ci élection présidentielle yi di ñëw ngir kon ñu am ci ndam waaye loolee mel ni rek lu mën a ñàkkloo parti gi la bu ñu sukkandikoo ci xalaatu analyste bi di Assane Samb. PDS mu ngi ci position boo xam ni mbicoo mbaalo boo xam ne leerul te en politique à quelques mois des élections loolu baaxul ci kaw boo fàttaloo assemblée générale bi waa PDS defoon semaine passée dañu wane seen ak mer ak seen ak jaaxle wane ni parti bi ni muy doxee baaxul ni ko dirigeant yi dirigé baaxul loolu mooy lii situation bi parce que situation bi dafa yàgg nekk nii ci taq. waaye mel ni ba tey parti démocratique sénégalais xelam dem na ci ñeneen bu weesoo Karim Wade mel ni kon am na plan B bokk na sax ci kilifa yooyee ki nga xam ni kon mooy maître Madické Niang ñëpp kon war a mën a ànd ak moom wala sax technocrate bi nga xam ni mooy Cheikh Hadjibou Soumaré doonoon premier ministre ci jamono yi maître Abdoulaye Wade doonoon njiitit président commission UEMOA moom ma nga xam ni dugg na ci politique ci bannière bi di démocratie et république. candidat bu mën di taxaw Abdoulaye Wade mooy ne sawet donc ñu ngi wax xalaat Madické Niang ñee ngi wax Hadjibou Soumaré dégg naa ñaari tur yooyu am na ñu wax Samuel mais Samuel aussi dafay mel ni dafa gën a jigéen Macky Sall. Hadjibou sax bu tëbee naan candidat la loolu day jaaxal nit ñi parce que Hadjibou politiquewul donc mais am waxoon nañ ma turam bu yàgg avant moom mi wax dara kon yaakaar jàpp naa ni kon loolu lu mën a nekk la mais en tout cas daal stratégie PDS mooy nañuy def tout pour fragiliser Macky Sall yóbbu ko deuxième tour soto ko. moonte parti démocratique sénégalais tey jii mënoon naa bañ a am jafe-jafe yi yëpp. Assane Samb gisee noonu bu fekkoon ni Karim Wade dafa desoon fii ci biir réew mi. ku mu nekkoon de bés mooy ëpp bénéfice que mu dem Qatar ci condition yoo xam ne protocole boo xam ne ñun dañuy jàpp ni même bu fekkee Macky Sall moo indi loolu ñoom ci seen bopp d'accord nañ ci départ ba. et que négociation yi ñu doon def xëy na moom moo aboutirul donc erreur yooyu je pense que moo continuer jàpp parti bi ba fi mu nekk nii te yooyu yëpp nag day arranger Macky Sall ci benn côté. parti démocratique sénégalais ndax am na ab projet guy koy war a mën a may mu am ndam ci élection présidentielle yii di ñëw. des rek di def Karim Wade candidat am ak lu ci mënti nekk libéraux yi ñoom dañoo gëm ne ndam rek la ñuy am. ñu dellu wax rek ci xaatim gi dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie ñeel nag wàllug napp gi ñu doxantu ba fële rek ca Yoff fekk fa ñenn ci nappkat ñoom ña ngay rafetlu yooyu déggoo la ñuy sàkku rek mooy nanu ko matale ndax xaatim yooyu kat njariñ képp la ñu ca bëggal nappkat yu Sénégal dañ ci ànd ak Cheikh Diop. ay waxtu yu ñu am ci li nga xam ne moom moo di waax yi ay gaal yuy teer waaye mu mel ni gaal yi lee jën yu ñu def bariwul lool lu mooy loolee nag jën yi lee mën a faj yenn ci ay aajo nappkat ak itam ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd di jaayaat ginnaaw ab xaatim bu Sénégal def ci digganteem ak Mauritanie ngir rek daal di may 400 licences ci ay nappkat mu mel ni napp gaa ngi commencé neex sàmbaraawu géej gi ñi lee dootuñu ko yëg ba tax ñuy rafetlu lu ni mel. diggante Sénégal ak Mauritanie difficulté bi dafa xaw a yàgg te loolu maanaam arrangé wul pêcheurs Sénégal xëy na itam arrangé wul Mauritanie si benn côté. ba ñu d'accord si ay accord de pêche yu nga xam ni dañu koy signéel waa Gendar Mool pour ñu mën a liggéeyante loolu dafa nekk lu nga xamante ni si maanaam lu baax la. ginnaaw boobu lee xaatim nappkat yi le nag di sàkku ci Mauritanie mu daal di respecté li nga xam ne jëflante na ko ak réew bu Sénégal. est-ce que problème bi amoon du amat. ñu encouragé la nga dugg ba pare dam rey di amate war ngay am problème te dëkk jàmbur day gën a métti mais bu fekkente ne moom man ko moom am na problème amul ñu sénégalais moom pour ñu duggaat liggéey loolu dara. Mauritanie dafa bari lu moo signé licence mu jox la licence ba pare nga ñëw mu ne la li nga bind nii waruloo ko woon bind nii wala fee nga ko waroon bind yooyu dafa bari lu moo am. nappkat bii la nag bu ñu sukkandikoo ci moom muy sàkku ci nguur bu Sénégal bu fekkee mën na dox ay jéego ba ñuy yokk yile licence. moo lépp am seen licence bopp moo ñuy gënal. parce que déjà fii bateau yi ñu ngi yàq liggéey bi da ngay gëti mais da ngay teer mais doo am dara ma taxale rek moo fi nekk waaw tuuti na moom franchement ñu ngi ñaan président bu fekkee mën na ko yokk système moo ñuy arrangé mooy suñu arrangement ñun. mënuñoo am sax mais ñu jéem a xool majorité bi nga xam ne ñoom ñooy faral di dugg côté boobu parce que du gaal yëppay dem côté boobu. napp gi ci waax yu Mauritanie nag dinañ ko tàmbali ci ay bés yu néew nappkat yi le nag di sàkku ci li nga xam ne moom moo di seen ay conditions de travail ñu gën koo ñoŋal ngir rek ñu mën see gis seen bopp ba tax seeni ak gafaga di ko yëg bu baax.
Cheikh Diop ci fàttali licence de pêche yooyu nag ñeenti téeméer nee ñu ci lay toll waaye tamit la ñuy napp ci jën xayma nañu ko kon ci juróom fukki junni loolee nag lanu wax mu doon loo xamante ne nii syndicat bi ëmb liggéeykat yi ci wàllu napp gi ak ñi nga xamante ni ñu may yëngu ci yarum njën mi ñoom am nañ ci rek gis-gis yu wuute ndax ñenn ñi ngay rafetlu waaye ñi ci des nee nañ nag faaw rek poñ yi nga xamante ne nii ñoom ñoo dëxëñ boobee déggoo nañu xoolaat lépp Ibou Diouf. Sénégal ak Mauritanie ñaari réew yu taarix boole wante tamit géej gi ñaari réew yooyu nag am nañ frontière ci biir géej gi ba tax na ñaari nguur yi fas yéene rek signé ay accord wekk ko ci wàllu napp bi su ko defee rek ku ne mën a gis ca bopp ci boobu la mbir. ñu ngi félicité gouvernement yi si li ñu ko xaatim parce que yàgg na booba léegi ñu koy xaat moo la ñu koy xaat booba léegi xaatimuñ ko mais ñu ngi leen di félicité aussi si li ñu ko xaatim. waaye tey dem nañ ba juboo ci lenn fañ doon bëgg ñu teer ca Mauritanie tey ñu ngi koy teral ci wetu Saint-Louis à 2 kilomètres 3 kilomètres defe naa loolu déjà baax na. ñeenti téeméeru licence de pêche la ñu jagleel nappkat yi ak lu toll ci juróom fukki junni tonnes ci benn at ñi yëngu ci wàllu napp bi nag di rafetlu li ni mel. rafetlu la li ñu siy ñaawlu rek moo nekk ne accords yi yàgg na di am yàgg na di négocier chaque année négocier mais ren dañoo gis ne dafa am ay yéex ay waxtaan yoo xam ne négociation dafa jël trop de temps te loolu noonu mënoon nañ ko dépasser. accord bi baax na daan nañ ne naka na dafa yéex a ñëw waaye ba tey defe naa mu am tey te ñu mën a sóor ëllëg mën a toogaat waxtaanaat leneen moo gën ñu ñàkk ko te di xaar ba beneen bés. protocole boobu ñu wekk ci wàllu napp bi dox diggante Sénégal ak Mauritanie nag gis nañ ne lii di jën yu ndaw yi rawatina yaboo yi moom da ci am solo lool. gàllankoor bu njëkk ba ne bëgguñu teeri Mauritanie mais nag Mauritanie bu ko laajee réew mu moom boppam la am boppam nag sàmm géejam ba mu nekk ni nga xam ni jën baa nga fa ñun nag li ñu war tey mooy ñu fexe ba suñu jën suñu géej ñu sàmm ko jëfandikoo ko na nga xam ne moo gën ba nu jéggaani dem feneen. jën yu ndaw yi ñuy duppee pélagique daanaka moom gën a fës ci boobule partenariat. Mauritanie moom tonne bu nekk dinañ ci xayma lu toll ci junni ak ñetti téeméer rek koppar boobu nag ñu ne liñ ci jublu mooy fexe ba lépp lu aju ci xool liggéey bi ni mu waree ñu mën ko def te du am benn gàllankoor. ñu wax ci ñàkkum ndox mi ci Ndakaaru forum civil nag ma ngay yëgle di sàkku rek ci kilifa yi daal ñuy gën di wax ak askan wi ci ñàkkum ndox moomu tey nag am na ndaje moo xamante ne amaloon nañu ko solo sa rek moo doon weccoo xalaat ci koppar yi nga xamante ni war nañu koo dugal ci wàllu ndox mi ci wàllu assainissement di sa prera ma nga woon ca moomee ndaje. société civile bi di amal ab taxaw seetlu ci wàllu financement jëmale ko ci wàllu ndox ak assainissement participants yi nag bokk na ci lu ñuy regretter ñàkk communication bi nga xam ne dox na diggante SDE ak askan wi rawatina jamono ji nga xam ne ñàkkum ndox moo ngi bëgg a sonal askan wi. c'est déplorable ñu gis yenn population yenn citoyens di am yenn difficultés yi di dox yenn distance yi wala di toog di xaar ba ay 4 heures du matin pour mën a am ndox là c'est déplorable alors que ndox mi dafa war disponible lu ñuy wax 24 heures sur 24 donc voilà te tey nekk loo xam ne tey amul ñu ngi koy déplorer te état bi jàpp naa ne mi ngi siy travailler. donc ñu xalaat ne par exemple projet bi ñuy def nii peut-être problème information la ñuy wax comme jafe-jafe moi je pense que bu ñu informé woon bu ñu waxtaanoon je pense dana mën a tax parce que boo xamee rek après sa xel dal mais boo xamul rek après fu nekk ngay jël lu ne ngay xalaat lu ne ngay wax donc day am indi ay fake ay désinformation boo xam te ne dafay am. ndox ak assainissement ñaari secteurs yu wuute waaye tamit yu complémentaire looloo tax projet bi nga xam ne moom la ñu dippee appui à la certification citoyenne taxaw ci doolal ñi nga xam ne ñooy acteurs société civile bi objectif bi mooy fexe ba acteurs yooyu mën a taxaw ci contrôle ci wàllu gestion ak transparence jëm ci wàllu hydraulique ak assainissement. manquement yi ñu bëgg a jël en charge wax naa ko ci njëlbeen maanaam rattaxal diggante bi am entre société civile ak pouvoir public yi loolu bu ñu ko rattaxalee dana tax dañu gën a mën a anticiper besoins yi xam lan mooy rëq-rëq yi gën ko mën a prendre en charge. muy taw inondation ak ñàkkum ndox bi nga xam ne moom la Sénégalais yi di jànkonteel at mu nekk experts yi gis na ne naam mën naa am ay solution waaye faw rek ñu def ko ci wàllu programme bu leer nañ. jaajëfal ko di sa prera ca Pikine rue 10 moom askan wa génn nañu di ñaxtu takkaay morso yu xonk li ko waral ñu ne ndox mu bon ma nag ma ngay lëmbe seen rue boobu mënatuñu ca dara boo xoolee sax seeni wa nag daanaka ndox ma nangu na ko kañ ca joxañ baaram tey nag mooy office national d'assainissement di ONAS Salif Sow. coow lu bari morso yu xonk yu bari
mer gu fës la ñu amal ñoom fii ngir nakarlu ñu ne ONAS di ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a ŋàcc ndox yu salte yi yàccaaral gi ñu yàccaaral ndaxte nee ñu ndox yi lay fii ci diiwaanu Pikine Xurunaar amut nu mu leen sonalee wut. affaire bi du tey y a 10 ans de cela gis nga chaque nawet bu tawee affaire bi day ñëw di ñëwaat ni mais dañoo dem ba sonn dañoo maar dañoo bëgg ñu jàppale ñu ci lii mu dañ une bonne fois pour toutes lii waa ONAS ñoo ko war a liggéey. bu yàggee si seen gis-gis dina indil askan wi jafe-jafe wér-gu-yaram boobu kenn du xam fu muy yem ñi nga xamante ni seen i kër a uuf RUDIS ñoom ñoo ko wax ñoom ñi nga xamante ni ñoom ndox mi ay at a ngi nii ñu ne ñu dëkkee nii. un an chaque fois bu demee une semaine ñëwaat def 10 jours demaat une semaine ñëwaat xale yaa ngi nii feebar xam nga man en personne dama feebar ndax lan affaire bi moo ma ko jox te buñ ci teelul jóg ñun dinañu am cancer parce que gaanuwaay yi ak it li nga xamante ni mooy ëtt kër yi mbedd ma demat ñu des ñoom it ndox yu bon yile daf fay ballee. sama biir kër tabax bu bees tàq moo fa am yow dugg nga fa gis nga ko douche kenn mënu ko utiliser xar yi ñu ngi dee vraiment sonn nañu tàyyi nañu dee nañu amuñu ñu ngi ci dund ci lii. koom gi ci gox bi kenn gënu koo sonn ndaxte client gisatuñ ko ñoom ñuy jaay fii ndekki ci misaal. man may jaay ndekki fii si RUDIS bi mais depuis foo si commencé wal ba tey sëñ bi sama bool yaa ngi ne demal xool dara jaru ci te ñun ndekki bi si laay dund si laay yor sama yaay si laay yor sama doom si la ñuy fay lu yaas. préfet bu Pikine ñëwoon na ci bërëb bi ngir mu ne day dalal askan wi waaye gaaña sax dañ caa gënee mere. après nag li avertissement la. am na leneen luy ñëw waxuma pour ñun kase mais pour RUDIS ba ci kaw xoolal benn pax ndànk benn pax bu fa nekk maire suñu maire Pikine Ouest fii lan la ñuy jariñ. réseau assainissement di fi gaañi defar fii ngir jëlee fu ndox yu bon yi la day yàgg la def banlieue bu Ndakaaru tumuranke na ay bërëb yoo xamante ni sax am nañu ay réseau d'assainissement. banlieue bu Ndakaaru sonn nañu askanu Jaksaaw ñoom it ña ngay woteek wàllu ñu ne nag bassin de rétention yooyu nga xamante ne ci la ndoxum taw mi di jaar nag bassin yooyu boo koy xool dara waru ko tolloole nag ñàkkub kaaraange la ñu ci gën a tiital nag mooy seeni doom tey Jacqueline Ndiaye moo wax ci turu askan woowee yeewoo ca Tiwaawoon Jaksaaw ñu teewlu ko ak Salif Sow. ñu jàkkaarloo ak Nestlé Sénégal ñun ñooy interpeller autorité locale. autorité administrative ci ñaari bassin yi ñu jàkkaarloo mënuñu am ñaari bassin yu toll ni ki suñu gox te amuñu benn clôture gudul ay zinc yoo xam ne majorité zinc yi naaw nañu bi taw bu njëkk bi amee te yeneen zinc yi ñu ngi koy dindi. ñu ngi ñaan suñu autorité ñu réagir suñu neexoon génn barre route nationale ñun ñoo jàkkaaru route nationale duñ ko def ñu ngi leen di interpeller duñu xaar nag ba suñu doom yi jàll ci bassin bi. ñuy toog di joytu léegi lañ koy wax suñu maire suñu préfet suñu sous-préfet tëli bi rafet na ñu ngi jéem ci lu ñu mën ci wàllu cetaay waaye tamit duñu nangu suñu koñ bi ni muy yaatoo camion gros porteurs yi bëgg ci def garage duñ ko nangu ñu ngi leen di interpeller commencé nañ fi sànni ay conteneurs yoo xam ne xamuñu conteneur lu ne si biir te soo xoolee majorité population bi ay xale lañu. suñu xale yi ñoo ñu yitteel suñu sécurité moo ñu yitteel ñu ngi interpeller autorité administrative yi autorité locale yi ñu réagir balaa ñuy génn di barre route nationale. ma ngoog nawet beeg taw bi tàmbali rek kon di wadd ci yenn ci gox ci Sénégal bokk na ci nag bëj gànnaaru réew mi ba ci bëj saalumu réew mi mu indi nag ay jafe-jafe rawati nag ci bëj gànnaaru réew mi nga xamante ni lu bari ca jur ga gis nañu ne dee na ndax taw yu métti nga xamante ni ñoo fa jot a am ak ngelaw lu métti la mu àndal ci wàllu taw boobu nag ak tolluwaay bi jamono ji agence nationale bu aviation civile ak météo àdduna ci nee na nag ay jafe-jafe naam nemmeeku nañu ko ci bëj gànnaaru réew mi waaye fiit ci Ndakaaru ñu ngi njort ni boo moyul kon dana daal di taw ci alxames yi ñu dëkkmal Maymuna Njaay demoon na seeti agence boobee ñu teewlu ko. moo xam taw la wala sax orage di ay coppite ci jaww ji loolu lépp météo def na ci ay xayma ñu natt ko nag ci diiru ay bés. dañoo xalaat xaarandi ay taw lu mel ni du bés bi tey si ngoon ba suba si gox yu mel ni goxu Casamance centre bi Dakar sax ñu ngi ciy xaarandi ay taw xëy na dina yemamaay waaye ay genre risque la quoi risque parce que conditions yi favorable na pour ñu xaar ay taw mel ni Dakar
ay ba tey sax si suba si boo xoolee instabilité boobu tax na ba côté Saint-Louis boo xoolee xaw nañ fa am ay wis-wis. fu ci mel ni Saint-Louis ak li ko wër foofee boo fa demee xibaar yi sax dañoo dem ba tënk ko ci ay chiffres. lu mel ni Bakel ñoom presque 19 millimètres lañ am Fatick tamit am nañu 19,5 Goudiri 15 millimètres Kaolack 15 millimètres ak Nioro foofu la gën a taw boo xoolee parce que dañoo xayma presque 41,2 millimètres. boo demee ci géej gi am na itam ay xayma yu ñu fa def. situation si géej bi presque amul problème fi mu ne nii amul problème xëy na ñuy xaarandi ay taw waaye amul problème waaye boo seetoo ginnaaw am na instabilité lu ñuy naan mën na instabilité boobu nag mën na jur ay yenn taw yoo xamante ne dina ànd ak ngelaw waaye buy am dinañ ko teel a signaler. fii ci Ndakaaru ñu ne mën naa am ay risque de pluie maanaam buñ ko xoolee ba settantal ko taw mën naa am ci ay bis yi ñu nekk ñi nga xam ni ñoo yëngatu ci biir géej gi ñoom nappkat yi waa service météo nee nañu dinañu wéyal di leen di jox ay SMS message yooyu dina tax ñu xam ana lan moo leen di xaar ci biir géej gi. ma ngoog di xibaar boo xamante ne nag war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax Maimouna Ndiaye ñu koy jaajëfal cee boobu lépp gëstu ñu wax ci leneen muy nag kër yi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéey ci wàllug tooke féete fële ca Mboro nee nañ ma ngay gàllankoor kon li nga xamante ne rek moom mooy Mboro ak lu ko wër moo waral sax mbootaay gi ñu duppee SS Mboro daal di taxaw temm nag ngir ñu dimbale leen ci entreprise yooyee ndax seen wér-gu-yaram daanaka ma nga cay tolof naka noonu ñu amal doxub ñaxtu foofee ca Mboro. Cheikh Anta Diop lañ ci àndal. di mbooloo mu takku di ay góor ak jigéen ak ndaw dox ci mbeddi Mboro yi fësal seen naqar ci ay naataal ak jamono yi li waa Mboro di dundee. waa Mboro ak toute la zone ñu ngi joytu jafe-jafe bi ñu am ci wàllu xëy te jaadul nga nekk ci zone boo xam te ni c'est une ville industrielle maanaam ville boo xam te ni wàllu industrie dafay bëri loolu macha allah ndaw ñi di am jafe-jafe am liggéey loolu la ñuy bëgg mu daal di dakk bu loolu weesoo dañoo jàpp ni ICS. camion citerne ak soufre bi jaar fii régulièrement tous les jours te samatoloog benn yoon ak li nga xam ne mooy la réglementation en vigueur en matière de transport de produits dangereux am nañu forage bu fi teew waaye nag ñuy gis ni nag ba léegi nag am na ay dëkk ay gox-goxaat yoo xam ne ba léegi nii dañoo am jafe-jafe nag bu wër ci wàllu ndox lu ne mu nga ko muñ waaye ndox mooy dund ku ko amul mënoo dund hôpital Mboro amu ko Mboro également am na tamit jafe-jafe vraiment ci wàllu tuurukaayu mbalit. ak kuréel gu ñu tabu wu ñu duppee plateforme Mboro SOS nee nañ nag Mboro daanaka desatul benn suuf lépp daanaka dañ koo joxoon commune bu Daaru Xuddoos te it nee nañ kilifa yi war nañ cee taxaw ngir ñu mën koo joyanti. Mboro mooy 10e ville bi am taux de croissance urbaine bi gën a élevé kon Mboro li ñu ko jox ci suuf néew na lool te Mboro mënu cee dund muy 310 hectares képp la Mboro am loolu nag jàpp nañ nag jaadu te Mboro dañ ko yokk suufam. mbiib ak i tàccu fësal seen naxar bari woon lool ci mbeddu Mboro yi jubali fi nga xamante ne moom mooy mairie bi jox nañ sax ab bataaxal maire Mboro moom sax nee na lii de dina ko jébbal kilifa yi. juróom benn tonne ci Sinébar lakk nañu ko ca Mbour mu yemook nag ay bis yi nga xamante ne nii moom la ñu jagleel xeexub Sinébar préfet bu département bu Mbour yëkkati na ay kàddu di sàkku rek ci askan wa ñu gën leen a jàppale ci xeex boobee ñuy xeex muy wàllub Sinébar ndax kat nee ñu tolluwaay bi jéggi na doyo lool Abdourahmane Diallo. lu ëpp juróom benn tonne drogue moom la ñu daal di lakk ci Mbour drogue boobu nag ñu ngi koy jàpp diggante Diass dem ba Thiadiaye. waaw li ñu lakk xaw na sakkan bari na parce que toll na ci juróom benn tonne yu teg daanaka genn wàll te loolu buñ ko xayma bari na ñi fi daje yëpp autorités yi fi daje yëpp muy wàllu gendarmerie police autorité administrative autorité judiciaire ak le procureur qui est là ñun ñëpp ñoo ànd ci lëkkaloo boobu daal di jéem a def activité bi ñu def tey. quantité bi nag dafa jéggi dayoo mën nañu wax sax moo ëpp yu ñu mujjee làkk autorité administrative bi di wax li waral li ni mel. ñun Mbour li ñu ci concerné mooy dañu nekk célébé yoon. célébé yoon mooy waral ni bu nit ñi dem jaar fi bu nit ñi ñëw jaar fi jaar boobu nag ñu fi jaar mooy waral xëy na diggante bi am lu fi tag ci wàllu loolu nga xam ne mooy drogue bi ñuy wax nii. préfet bu Mbour nag di woo askan wi ñu daal di dugal seeni loxo ci xeex bii nga xam ne dafa jëm ci wàllum Sinébar. war nañu ñun ñëpp ñu takku comme ni ñu takkoo ñun ñi ñu takku jéem a taxawalaat suñu comité boobu ñuy wax comité départemental de lutte contre la drogue te bu gënee taxaw ñun danañ am moyens yoo xam ne si la ñuy sukkandiku ba xeex drogue bi parce que mi ngi yàq lu bari ci
population yi ci ndaw ñi. loolu nag dañ ci woo ñëpp rek. Sayer Ndaw tamit ci xew-xew boobu daal dina jaajëfal taxawaayu takk der yi ci xeex bii nga xam ne dafa jëm ci teg loxo ci ñuy yëngu ci wàllum drogue. ñu wax ci leneen nag muy xew-xew boobu ñu jagleel Géejaga ñi ngi koy waajal loole nag di màggal rek gàddaayuk Seydina Limaamu Laay guddik fukki fan la woon jàpp fukki fan ak benn ci weeru septembre ci atub 1987 mu amoon nag ab CRD boo xamante ne defoon nañu ko ca gouvernance bu Ndakaaru ñu teewlu Seydina Mbañoon Laay ci micro Ibou Diouf. damay wax ne que ni c'était une vieille doléance parce que gisoon nañu que ni événement nga jege jëloon allure ba nga xam te ni que ni mu ngi doon bëgg a ëpp loxo département de Pikine donc ñu ko doon wax di ko doon xalaat saa su ne pour que ñu dem au niveau de la région donc tey la yàlla dogal mu nekk une première édition pour un CRD donc ñëw nañu fii gouverneur dalal nañu dalal bu am solo fekk nañ fi it les différents chefs de service de la région ku ci nekk la nga waroon wax nga ko engagement yi nga waroon jël nga ko am naa yaakaar ni que ni au mois de l'évaluation je crois que kenn ku ci nekk fa nga la nga waxoon. ci bëgg rek mooy yi fi gën a yéwén gën baax ndax ku wax mbooloo di nga wax lu koy yéwénal mbooloo mi lu muy gën bari mooy di gën yokku moo tax nous avons demandé wax na laaj nañu ay moyens yu conséquents ci à tous les niveaux na donc yaakaar naa ni que ne état bi aussi danañu jàppale ci loolu te am naa ci yaakaar parce que gouverneur insisté na ci bu baax gis naa ni daal ku ci nekk am nga taxawaay bu am solo boo xam te ni que ne xaj na bés bu ñu demee ba ci cappaandaw ji dinañ ci am satisfaction incha allah. ma ngoog foofu la ñuy tàggatoo yéen mbokk yi jaajëfal leen bu baax a baax ci kanam tuuti Fatimata Ba dina fi teew ngir xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.